boo paree si jënd sa domaine jënd sa hosting léegi hosting site bi dañ lay email ay coordonnées pour nga mën a accéder seen ressources yi panel bi ñu lay jox bi ngay jot mi ngi tudd cPanel léegi nga ñëw pour créer ces informations login. Tutorial lu neex nga changer sa passeport léegi boo ñëwee fii si digg bi affaire mail ngay créer email pour bu ñu lay contacter la page assassin yenn email yi nga soxlawul adresse email authentification boo wàccee tuuti si suuf CON marketing tool maanaam lii boo buggee sa website ñu gën a xam nga naka ngay duggee biir Google increase web traffic yokk sa trafic et cetera Google yëpp Google la nga wàccaat si suuf backup sa website file manager bu important ñi file manager si ngay def lu bari boo xoolee disk space ñaata moo la desee FT account wàccaat log kan moo visité site bi bandwidth li la desee si espace statistique wàccaat si suuf sécurité passeport et cetera boo wàccee subdomaine bu fekkee da nga am beneen domaine wala nga am domaine boo bëgg a parquer wala nga bëgg a redirecter sa domaine mu dem feneen yooyu yëpp si bi la nekk avance DNS zone editor et cetera boo wàccee si suuf database PHP admin et cetera léegi nga wàcce si ponkal mi software fii la lépp nekk li nga xam ne moom ngay defaree sa site mais aussi comme te da nga jënd domaine bu bees ak boo bësee WordPress voilà ubbeeku na da lay expliquer li muy def version bi mujjee génn 3.92 lan mooy WordPress benn plateforme boo xam ne dafay dajale ay website maanaam dimbale la jox la ay jumtukaay yoo xam ne sa website dina mun a taxaw ba jaar yoon WordPress tey boo ko xoolee 10 millions website yi nga xam ne ñoo gën a am importance ci monde bi 22% ñi ngi tëdd biir WordPress donc plateforme bu baax la daal que nga ñëw boo liiree bu la doyee yëg si kaw bës install laaj blog loo koy bon WordPress boo xoolee basically pour blogging la mais mën nga ko utiliser aussi pour leneen waaw nga créer sa tour admin nga bàyyi ko noonu ba ñëwee créer passeport wàcc yi soxla woo ko ñëwal ba si suuf insert xaar tuuti mu installé voilà léegi jaar na yoon donc sendrama.com mi ngi tëdd WordPress fa la nar a tëddi nga defal li ngay defal léegi nga bës URL bi fii ci kaw nee na la fii la nekk bësee la yóbbu directement WordPress username admin
léegi WordPress ubbeeku boo ko ubbeekoo si li ngay dal mooy dashboard ngay dal. ok léegi fii dañuy commencer pour defar website bi tey boo xoolee bu ñëwoon senedrama.com parce que website bi dama ko dindi actuellement. boo ñëwee fii doo jot dara parce que website bi dama ko démonté. nga ñëw fii ci appearance select team léegi am nay team yu nekk fii mun nga sélectionner bu la neex ci yi nekk ci panel bi nii mais aussi bu la neexee mun nga add sa teamu bopp. ok search bi ñuy soxla mooy customizer noonu la tudd team très populaire. ok ñu ko bàyyi mu search ko. voilà customizer team bi mi ngi nii. li ngay def next mooy nga wàcc suuf nii bës install. waaw léegi li ngay def da ngay ñëw fii nga jëm a visiter sa site bi so far naka lay mel. voilà comme vous le voyez senedrama.com commencé na sol mbubu bi is a responsive team maanaam dafay move left and right loo ko def loo mu def la ko easy. léegi la ngay delluwaat ci dashboard bi ñëw ci kaw ni dashboard press customize. ok lu ñee nii li ñuy njëkk a def mooy nga xool skin website bi naka nga bëgg mu mel. ban couleur blue blanc green red gray orange moo ma neex nañ sélectionné orange. nga wàcc tuuti ci suuf ñëw ci title ak tagline. si title ak tagline bi site and title senedrama.com donc boo gisee mooy nekk nii ci kaw. tagline pour vidéo la donc Sénégal vidéo. Sénégal vidéo. voilà nii lay apparaître ci kaw site bi. boo ci paree nga wàcc ni ci suuf page and post layout front page option latest post donc static page lay doon. wàccatee tuuti ci suuf sidebar full sidebar demo slider no slider tëj ko yéegaat ci kaw save and publish. voilà save na ko. léegi ñu xool so far suñu website senedrama.com naka lay mel naka la ñëw so far. pour def loolu da ngay ñëwaat ci dashboard Senedrama visit site. voilà so far senedrama.com nii la commencé di sol mbubu. lii lañ jafagum senedrama.com boo xoolee ci côté droit bi Sénégal vidéo mooy ñaari njëppoon ci kaw léegi. next étape bi
mooy ñu créer ay page pour def loolu da ngay yegaat nii ci kaw dashboard ci côté gauche bi page ñëw fii all page add new voilà ubbeeku na léegi nga tuddee page bi li nga ko bëgg a tuddee mun nañ ko tuddee home page home voilà wàcc ni ci suuf bës publish donc créé nañ benn page nga ñëwaat créé waat beneen add new disons deuxième page bi ñu ngi koy tuddee archive vidéo comme nañ ko defee woon wàccaat ci suuf à droite bës publish troisième page add new dañ koy tuddee votre santé ay article pour santé nit ñi wàccaat ci suuf publish bu jeex na léegi page bi ci des le dernier contact parce que aussi boo amee website foog nit ñi di la contacter email ak yooyu demee noonu donc add new contacter nous wàcc ci suuf publish donc boo xoolee li nga bëggoon créer ci page yëpp après pré all page boo ñëwee fii dina la wan so far ñaata page nga créer voilà bii nii archive vidéo deuxième page bi home la mooy la page principale bon kii sample page ñoo ko fi def da nga koy dindi soxla woo ko trash na dem yoonam ok beneen bi ci def votre santé ak contact form non boo gisee fii contacter nous il faut nga am benn code bu ci dem pour que mu mun a activer wu nit ñi di la jox ay message nga leen di jot di jokkante ak ñoom ay xalaat donc pour def loolu dañuy ñaat fii ci left bi ñëw ci bi plugin add new plugin liggéey léegi search for plugin léegi li ngay soxla bind fii mooy contact form 7 form 7 search ko voilà mooy bi nekk nii ci kaw ndax li muy def tout clic ko wàcc ci suuf installé ko léegi kon contact form bi nga installé gis nga da koy ñëw nii ci sa left side bi ci sa dashboard léegi boo ko cliquer voilà day ubbeeku mais da ngay gis code bi ñu doon wax léegi mi ngi nii léegi da ngay copier code bi copy léegi yéegaat xool fi page yi nekk all page boo ko bësee
voilà page yi nga créé yëpp a ngi nii donc contacté baa ngi nii parce que il faut nga dugal code bi ci biir contacté nous pour que mu mën a jaar yoon donc ba c'est voilà page yu contacté nous bi ubbeeku na léegi code bi nga xam ne da nga ko copier woon ci contact forme bi moom ngay indi fii voilà mi ngi nii code bi ñëw na nga wàccaat un peu ci suuf click updates donc léegi suñu voilà nee na update na ko donc suñu contact forme bi léegi normal léegi li ci des mooy ñu jéem a créer menu pour website bi pour def loolu toujours boo nekkee ci dashboard bi da ngay wàcc ba ci suuf wàcc apparence dañuy apparence menu clique ko voilà boo leen gisee so far page yi lañ créé votre santé contactez-nous vidéo archive home ñu nekkat nii ci à gauche mais aussi il faut aussi nga xool ordre bi nga xam ne moom nga bëggu page yi di apparaître ci sa website comme par exemple home page bon contactez-nous peut-être doo bëgg mu nekk en deuxième position nga ko wàcce fii donc contactez-nous peut-être mooy mujjee votre santé vidéo archive home donc bii mën nga ko dindi premier page remove ok donc nii lay apparaître ci website bi de gauche à droite boo xoolee sa website à gauche foofu la affaire bi di commencer gauche bi donc home bi mooy njëkk a ñëw vidéo archive moo ci tegu votre santé contact bi mooy ñëw en dernière position léegi comme te sa ordre bi jaar na yoon ni nga ko bëggee léegi da ngay ñëw jéem a linker home button bi ci home page bi pour def loolu da ngay ñëw sa URL website moom ngay tàppe fii comme bi website bi sendrama.com http://sendrama.com donc léegi dafay link home page bi ci sendrama.com ok add léegi boo pare nga ñëw fii créer menu bi ok jaar na yoon nga save menu donc ce menu créé nga ko donc nii lay ñëwee de gauche à droite home page vidéo archive votre santé contactez-nous nii lay ñëwee de gauche à droite ci website bi voilà bon ñeenti page yi ñu créé nouveau vidéo archive votre santé ak contactez-nous forme bi donc léegi ñëw na ci menu bi ak home page bi nga xam ne mooy link ci website bi bon logo pour site bi mi ngi nii Sendrama léegi li ci des mooy ñetti bouton yi bon responsive team bi moo lay wan ni dafay c'est un peu comme la nanotechnologie boo ko jubee rek dafay mel ni daf lay répondre daal léegi ñetti bouton yii il faut que ñu defar ko un peu pour que mu nice un peu ñu def ci benn logo pour def loolu da ngay ñëw ci dashboard bi customize bu customize bi ñëwee nga ñëw fii content bu
content bu ubbee nga bës front page ubbeeku na acc ba ci suuf donc boo xoolee fii danaan la page 1 mooy bouton numéro 1 page 2 bouton numéro 2 page 3 bouton numéro 3 léegi li nga xam ne moo nekk sa menu bi bouton bu nekk mun nga ko assign benn page ok page 1 disons ñu def ci nouveau vidéo page 2 vidéo archive page 1 nouveau vidéo page 3 ñu def ci votre santé voilà choisir nañ bouton bu nekk page bi ci dem léegi bouton bi ci kaw anglais la read more la lay wax mais bu la neexee nga def ko ci français voir plus boo bëggee kon ne lire article boo ci paree nga yegg ci kaw save and publish voilà waaw save na ko léegi boo ko xalaatee site bi ñetti bouton yaa ngi nii donc premier bouton bi nouveau vidéo bi ci digg bi vidéo archive troisième bi votre santé ak voir plus donc menu principal bi mu ngi nekk nii ci kaw ñëwaat customize li ci des mooy ñetti bouton yi nekk ci page principal bi nga animé ko ñëwaat fii content pour animer bouton yi da ngay ñëwaat ci dashboard bi bu ñëwee ci dashboard bi ñëw ci fi page yi nekk all page voilà page yaa ngi nii c'est le premier one nouveau vidéo da ngay bës edit voilà page ubbeeku na da ñëw à gauche wàcc ba si suuf fi mu naan la feature image maanaam image bi nga def si bu nga def si bouton bi set léegi mu ne la upload waaw nga xool fii image bi nekk si sa computer bon pour man logo select voilà Gaynde Njaay doomu Sénégal moom lañ sélectionné ñëwaat si suuf ba set donc image bi ñëw na nga ñëwaat si beneen page def ko ba page yëpp àgg donc boo ñëwaatee si site bi nii si kaw visiter ko voilà da ngay gis ne premier bouton bi déjà image bi ñëw na te nga def ko bi ci digg bi ainsi de suite bi ci troisième donc nga delluwaat dashboard customize léegi li ci des mooy sa social network yi ay YouTube Facebook yooyu naka nga ko koy dugalee fii pour nit ñi buñ la bëggee retrouver daal moo ci des pratiquement léegi da ngay ñëw fii social link ci kaw customize bi ñu ngi nii voilà Twitter Facebook Google Instagram yeneen ak YouTube ça dépend li nga bëgg a ajouter WordPress YouTube up to you donc en gros c'était ça
donc pratiquement website baa ngoog pare na home page baa ngi nii ak bouton yi sa ñetti bouton principal ak logo bi donc lii mooy basic gu website création léegi li ci des mooy widget lan mooy widget disons nga ñëw fii nouveau vidéo page bi ubbeeku na article peut-être ci digg bi lay nekk léegi lii nekk ci côté page bi maanaam calendrier mais bi petite annonce nécrologie rajo lu mën di dem page gauche wala page droite xam naa dinañ ci ñëwaat beneen yoon quoi ok waaw li ma bëgg a clarifier un peu en dernière position mooy boo leen fàttali ko ci première partie vidéo bi may jënd hosting bi maa ngi ko jëndoon eBay $4.99 mais pour 1 an donc boobu jeex na léegi dama jënd beneen promotion bu wees bu ñu am même compagnie 2 ans $6.49 vraiment deal bu baax la daal mais le problème qui se pose mooy domaine bi il faut que serveur domaine bi pointer directement ci serveur ñi la jaay hosting donc comme te 1 an bi passé na il faut que coordonnées yi lay joxaat nga dugalaat ko yu bees yi mooy $6.49 coordonnées yi muy àndal il faut nga dugalaat ko pour mu repointer waat encore ci hosting compagnie bi ok pour def loolu da ngay ñëw fa nga jënde woon domaine muy GoDaddy waaw boo ñëwee GoDaddy ngay wàcc ci suuf xool fii name serveur bi nekk voilà boo xoolee fii daan la N25 boxsecure.com toujours ñaar lay doon ñaari name serveur N25 ak N26 mais comme te bii expiré na depuis octobre 2013 laa ko jëndoon donc ba octobre 24 2014 donc bii jeex na mënatuma ko utiliser donc léegi da ngay dem ci information yu bees yi nga xam ne name serveur yu bees yi nañ la jox pour nga dugalaat ko comme ça affaire bi mën a pointer boo xoolee fii danaan la yu bees yi danaan la name server 1 ns3 webfondement.com name server 2 bi mi ngi doon ns4 finalement 1 ak 2 wala 3 4 noonu lay ñëwee quoi donc ñaari information yi il faut que ñu jëlaat ko dellu ci domaine bi mun ko incorporer comme ça affaire bi domaine bi di pointer hosting compagnie bi léegi boo ñëwaatee nii GoDaddy donc bi baaxatul léegi da ngay yéeg nii ci kaw manage voilà ñaari ñoo fi nekkoon mais yii 1 an bi la woon expiré na donc léegi nga yéeg ci kaw nii press edit name server boo ko bësee voilà ñaar yaa ngi nii nga edit ko parce que da nga jënd promo bu bees $6.49 donc name server yi mi àndal foog nga def ko ci voilà yii da nga leen di dindi yi fi nekkoon daaw andi yu bees te li ngay def mooy liñ la email numéro 1 baa ngi nii voilà ñu koy copier ba fi mu yem select copy ñëwaat GoDaddy def ko fii paste voilà premier bi ñëw na nga delluwaat ci email bi jël deuxième bi ns4 copier ko ñëw paste ko ci GoDaddy mooy serveur number 2 voilà donc léegi donc ns3 ns4 mooy les deux nouveaux name serveurs yi nga xam ne ñooy nar a pointer ci hosting company bi comme ça sa website sa internet site mun a visible sur l'internet boo ci paree bës ok jeex na
léegi en moins de 24 heures domaine bi ak hosting bi ak coordonnées yu bees yi dinañ communiquer. voilà da ngay gis léegi boo ko updaté page bi ñaar ñu bees ñi léegi ñëw nañ N3 web fondement NS4 web fondement mooy ñaari name serveur boobu active, donc d'ici peu de temps website bi war na fonctionnel encore.